Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. wax ji moo bari quoi activiste yi wax fii ñiy wax Sénégal ñiy wax ci àddina bi yooyu yëpp boy xoolal nañu concentré wu si li nga xamante ne ni mooy suñu objectif muy dëkk bi ñun Sénégal moo ñu ñor ñu libérer Sénégal quoi Sénégal lañu war a libérer si esclavage bi mu nekk depuis longtemps affaire bi loolu la quoi vidéo bi du gudd na mais dinaa ci wax benn 10 minutes quoi maanaam wax ji ku nekk chaque jour boo yeewoo yaa ngi gis ci internet bi ay wax yu ku nekk kii wax fii ci waxu Adji Sarr tege leen ko nële après ngeen bàyyi justice def kii Ousmane Sonko am na dëgg ba pare ci Adji Sarr ñu bàyyi justice def liggéeyam fii preuve yi leer nañu quoi mais xam nga lan la les détenus politiques la les ñi ñu jàpp nañ leen génne quoi Ousmane Tounkara ñi ci jàpp ñëpp ñoom Guy Marius Sagna ñooñu ñëpp nañ leen bàyyi loolu lañ ñaanoon nañ leen bàyyi quoi ñu libre mais duñ ko def ñoom parce que ils sont pas prêts à faire ça ñu ngi tànqamlu boobu ba léegi ñu ngi tànqamlu di dof-doflu di génn di ñu divertir ñi di dem di def ay meeting ay Matam ba Pikine nag fu ne seen gàcce démb gi war na leen rusloo quoi ay ñoo xamante ne APR lañ bokk dem ba bëggatuñ leen xeex bi tàkkar naa se fa loolu war na leen di yar quoi nañ waxante dëgg quoi nguuru Macky Sall kenn bëggatu ko même ñi bokkoon ci moom daw nañ génn kii dafa war a jóge fii léegi ngeen toog fi ngeen toog sénégalais yi laay wax ak patriotes yi Karim Xurum Xaq ñu nekk Sénégal ak booloom ko fa nekk mais il faut organiser encore des manifestations gars yi nekk Babylone ñoom tamit ñu organiser ay manifestations amul problème kan Ousmane Tounkara dañ ko war a libérer dafa war a libre mu ngi bëgg a yàgg wax dëgg yàlla mu ngi bëgg a yàgg booba ba léegi mu ngi bëgg a yàgg dafa war a libre il faut se manifester comme bi ñu bëggee jàpp Ousmane Sonko ñu génn moom it buñ dañ ko ngeen génn ñun ñëpp ak ñi nga xamante ne ñu ngi si jeel bi mais lan la maye nañu ñaata fan ñaata semaine bi sëñ bi waxee maye nañ ay moom dégg Macky Sall dégluwul sëriñ bi joxu leen cër sëriñ bi wax nañu ñu dégg ñu jox ko cër mais y a des limites quand même organisation lañu war a defaat waaye créé waat dañu war a doxaat ñaxtu dañu war a ñaxtuwaat ñu génne gars yi parce que loolu mooy suñu objectif gars yi si jel bi libérer pays bi ñi si kaso bi ñoom dañoo jàpp ñi nga xamante ne ñoom mën nañoo diriger groupe yi ñoom lañ jàpp tëj ñoom la ñuy wër fi mu nekk di leen jàpp nañ leen ba pare léegi ñu ngi waraat ñu ngi taxé ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy diriger ñooy côté africain sénégalais yi quoi mais bu ñu toogee nii dañuy ñëw jàpp ñëpp dañuy ñëw jàpp ñëpp ñu waxante dëgg sama gars yi jóg dafa jot yàgg na xaar bi dafa yàgg 2 semaines xaw ma nangam sànq jóg waay ànd ak waar gis ngeen ñii di ñu mbalak nii di ñu divertir ñii di def seen i affaire ñii di def seen i fête kii di génn ba affaire bi problème bi ne ku ne jonn kan nga dégg mu wax kenn ba affaire yi commencé calme ñu commencé génn di wax ñëpp a daw léegi affaire bi calme na léegi ñoom ñëpp ñu ñëw di rey la main ci plateau yi quoi di ñu divertir quoi dafa doy affaire Adji Sarr du daal cottu ndeyam dafa doy kooku mënul yàq Sénégal quoi mënu ko justice buñ ko tegee ci yoon moom ci kaso bi la jëm mënul yàq Sénégal dafa doy Ousmane Sonko moom ñoom xam nañ ne buñ ko laalaatee moom dëkk bi gën a kalaate moom xam nañ ko waaw léegi nag ay lieutenant Ousmane Sonko la ñuy jàpp di ko tëj di leen tëj te ñooñu sax du ñu ay lieutenant Ousmane Sonko xam nga lu ñuy xeex
réew mi la ñuy xeex réew mi parce que ñi jóg ñëpp duñu xamuñu Ousmane Sonko joxu leen dërëm joxu leen ko xamuñ mos ñu ko gis mais injustice bi am Sénégal la gars yi di xeex quoi amoo sa droit amoo droit wax kuñ jàpp ku wax lu naqari policier jàpp dóor tëj ci kaso bi jeel bi fees ñuy jàpp di dugal xanaa jeel bi voilà jeel bi xanaa amul corona da nga mos a dégg ñu la ci kaso bi am na ko fa am corona te ñu ngi dugal di génne ñaata nit ñu fa nekk pakataas ñuy dugal rek ak feebar bi di dugal rek lu ñu jàpp dem pakete dugal manifestation fii lañ am ñu ne yoon ñoom dañuy tas ay manifestation ndax mbooloo mi ñëw jàpp ay nit yóbbu leen central pakete leen si benn néeg ñooñu kenn bañatuñu rassemblement dañ waxante dëgg bañatuñu mbooloo Dembo Ndiaye dàkku Macky Sall mu ngi tam Matam di yëngal foofu mbooloo ma fa nekk kenn xamul nu mu toll mais ñun lañ jàpp quoi moo tax nag may leen ils sont en train de gagner du terrain parce que li ñu jàpp mooy Sénégal lu mu xeex 10 jours benn fan mu bàyyi ko ñaari fan mu bàyyi ko jàpp nañ loolu xam nañ ko de mu ngi seen bopp dofuñu de ñu ngi liggéey ci loolu pour ñëw encore en vitesse yi ñëw en vitesse nag ñu ngi ñëw de ils sont en train de gagner du terrain te nit nag buy xeex tant que amul ndam ñaari mbër bu ñuy xeex est-ce que nit ki tant que daanelul kee am na ndam déedéet guerre noonu la demee bala nga yëkkati sa loxo de gagné naa sax yow daa fekk nga daana ennemi bi sa ennemi doo reculer ci moom surtout boo ko jekkoo doo reculer danga koy massacrer mu jeex sa ennemi boo ko jekkoo danga koy massacrer wax leen ko tey nag ñoom ñu ngi en train de gagner du terrain ñu ngi waxtaan ñu ngi teg man li ma leen di wax xam naa ko ñu ngi teg ay bagages ils vont revenir en force waxuñu dara si ñi dee waxuñu dara si ñi tëj ci kaso bi ils ne se sont pas prononcés sur tout ça ñu ngi tànkam lu quoi ba pare Macky ne dégg nañu quoi kon message boobu moom laa leen bëggoon jox léegi nag activiste fu mu nekk si adduna bi si diaspora bi ñu nekk Sénégal ak la jeunesse sénégalaise dama leen di wax bu leen nelaw lii ay blabla la ay baab ñi amuñu yërmande si askan wi amuñu yërmande ci askan wi wax naa leen ko tey te li ma leen di wax di ngeen gis ci fan yi di ñëw bu ngeen toogee fi ngeen toogee du ngeen yëngalaat il faut se lever et encore et encore su ko defee ñoom ñu gën a pat-patiwaat c'est ça le message mais ngeen toog fi ngeen toog ñu ngi waxtaan di reetaan naan Sénégalais day 2 jours lay xeex 3 jours lay xeex rek mu jeex mais c'est vrai lay wax da leen ko jàngal te loolu dëgg la Sénégalais moo am yërmande tellement que boo waxee boo ko baabee ne ko waaw c'est-à-dire que ni mu demee rek mu wàcc mais loolu dafa jeex si suñu génération bii yeewu nañu yéen tamit booy yi nekk Sénégal yeewu leen gars yi ñu leen di yee chaque jour bu leen bàyyi dara bu leen mayee dara li gars yi di wax naan ay Sénégal dëkku jàmm la ak yooyu noonu dëkku jàmm ñi la diriger bëgguñu jàmm nan la nekkee dëkku jàmm mais ñi la jiite bëgguñu jàmm seytaane la ñuy dox saa su ne di saaga population bi ñooñu respecté wuñ ñu góor ñu réfléchir quoi jël suñu destin en main Macky Sall respecté ñu par force ba mandaam jeex ñu xool dem élection mënu ko ñu jële ko fi balaa mandaam jeex mais dafa yomb yomb na fa ba gars yi xoolal man daal sa waay man dafa sonn sax si wax ji quoi wax ji léegi maa ngi ciy bëgg a sonn quoi
Macky Sall mooy kan ak ñi ko wër ak ay rakkam duñu cottu ndayam mais duñu lëfal ndayam maa ko wax dafa doy quoi ba pare yow ñu ngi ñi dee waxoo ci ñoom ñi nga xam ne ngi blessé seen loxo dagga waxoo ci ñoom peuple bi souffrir ci àll bi ak ci biir Ndakaaru Njaay fu nekk amuñu liggéey amuñu cottu ndayam yéen waxu leen ci ministre de la jeunesse waxul ministre de benn ministère yi nga xamante ni ci dëkk bi kenn nañu wax ni dinañ def lii ñaata yoon ngeen ñu fi jox ay promesse te cottu ndeyam defu leen ko y'en a marre quoi y'en a marre on en a marre bëggatuñu leen te nay leer bëggatuñu leen mën nañoo muñ nag ba 2024 amul problème mais bëggatuñu leen dañu waxante dëgg si parce que saaga xam nga lu koy def mooy da ngay mer jéppi nit ki saaga mais ñun bu ñu en temps naturel du ñu saaga en temps de paix du ñu saaga mais da nga sa xol bu jeexee il faut nga teppi parce que xam nga lu tax ñi lay diriger ñoo dàq saaga Cissé Lo fi la taxaw di saaga ndey assemblée Yakham Mbaye fi la taxaw di saaga ay audio ma ngi fa mu taxaw di saaga ndey ak ñeneen ci réew mi ay ministre ay député di saaga mais ban réew lañ nekk moo tax ñun bu ñu saagaa ñoom mënuñu si ñun dara parce que ñoom dañuy saagante ndey ci seen biir di saaga ndey peuple bi dañuy saaga ndey peuple bi bu ñu toogee ensemble kon léegi ñu bu ñu tere saaga non man damay saaga ba may dee tant que temps yi jubul damay saaga man def leen lu leen neex parce que mun leen si man cottu ndeyam mun leen ko si man jeex na quoi man dafa doy quoi mais li ma leen bëgg a mujjee li may tëjee mooy Ousmane Tounkara nañu gars yi na jóg diaspora bi nañ préparé wu quoi dañ xool quoi nu ñu def quoi jóg mobiliser wu commencé def ay marche muy fépp si Babylone bi dañ def ay marche yi loolu laay message boobu moo gën a important si li may joxe ñu ko denc nii mu toog fee ñu tëdd ñëpp ku tëdd seen ne ku nekk di naan sa café ku nekk di añ sa añ pour lan mu nekk si jeel bi pour lan loolu Ousmane Sonko mënu ci wax garaawul mu ngi toog parce que day mel ni dafa faral yooyu mais ñun activistes yi ak ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci àddina ñun ni Sénégal ak jeunesse bi nañu kaas mu ni bàyyi ndeyam dañ ko war a bàyyi par la force léegi nag Ousmane Sonko moom bu noog toogee ci réew mi lii dafa jeex xam nga di ñëw di jël di gouverner di teg ay sañ-sañ yooyu jeex na Sénégal gis nga ku fi nekk fii Sénégal moo wax leen ko tey nag ku fi toogati te doxaloo ni ko peuple bi bëggee ni ko jeunesse bi bëggee tu n'es pas là pour le peuple gars yi doon sa premier mandat sa du jeex jeunesse bi dañoo pare pour lu ne lu garaaw laa leen di wax bokkatul ak bu njëkk quoi ay Abdou Diouf bokkul ay Senghor bokkul bii jeunesse bii non boo fi toogee defoo 2 ans wala 1 an ñu may la ko boo doxalul gars yi ñoo fël la xoolaat élection wala ñu xool lu ñu def pare nañ sax pour coup d'état non dafa doy yow dafa doy manipulation bi dafa doy injustice bi dafa doy jàpp tëj ci kaso bi noot dafa doy jaay doole bi dafa doy fal égalité tout le monde mooy yoon te yàlla rek tax et pourquoi ça c'est trop Sénégal moom moo nekk dëkk bu nga xamante ni instant bi ci àddina bi moom moo nekk dëkk bu nga xamante ne ni si Afrique sax laay wax quoi parce que Europe sax am nañ droit mais si Afrique moo nekk dëkk bi nga xamante ne ni benn nit moo fa nekk ak benn 100 personnes am mais di noot réew mi lii mosul am africain te yow nga ne am na dossier yoo xamante ne yow Macky Sall nga ne dossier yoo xamante ne doo si teg doo ci wax parce que boo ci waxee dëkk bi tàkk parce que ñooñu dañ la jàpp poñ quoi
arrête waaye mu arrête quoi Macky sonn nañu quoi dañu sonn te duñu sonn on se battra jusqu'à la mort billahi boo yaakaar ne boo gars yi reculé nañu ñoo reculé wuñu on reviendra en force de cette fois-ci non tu vas voir ce que tu n'as jamais vu parce que les gens en ont ras-le-bol tu vois donc c'est ça que je voulais te donner ce message là ok vas-y allez ma leen nuyu yéen ñëpp gars yi jaajëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.